ci comportement citoyen bi nga xam ne moo war a gunge mesures yi nga xam ne nguur gi jël na ko ngir xeex mbas mi professeur laata ñu dugg ci waxtaan bi bëggoon naa rek nga wax ñu lan mooy comportement d'abord. jërëjëf soxna Faty maa ngi nuyu bu baax sama rakk yi nekk ci plateau bi. Diaw di la nuyu yow ci sa bopp. di nuyu Cheikh Hassana ak Chérif. ak ñi nga xam ni ñoo yore xarala yi. Faty comportement melokaan la. melokaan nag nit dafa am fu muy jaar dañu koy yar bu ñu ko yaree dafa am ay jikko yu ñuy def ci moom. jikko yooyu nag mooy li ñu taxale ak li ñu wax mala. ba tax na ñu nekk ci société yoo xam ni c'est des sociétés d'oralité maanaam lu bari loo xam ni mi ngi nekk ci askan wi nekkul ci ay téere dañu ko def ci ay dënn dañu ko def ci ay nit ñoo xam ni ñooy yar tey jii par exemple ci wàllu diine kenn ku ci nekk dafa am kër goo xam ni da nga faa bokk ñu ni dafa am noo xam ne da nga ko war a mel bala nga fay dugg bu dee ci wàllu aada am na ay école am na ay instituts yoo xam ne boo fa duggee aussi ñu ni comportement bii moom nga war a am mu nekk règlement intérieur donc comportement melokaan. Très bien. léegi professeur nag ajuma bi passé ministre de l'intérieur ñëwaat na jàkkaarloog askan wi gis ni mbas mi daal mi ngi jëm kaw cas yi di yokk nit ñi di faatu ñëw nga fi semaine passée sax rendre hommage ay kilifa yoo xamante ne ay figure lañu woon seen taxawaay ci réew mi li nemmeeku nag mooy da nga jàpp daal dafa laaj aussi ay comportement comme ni nga waxee noonu citoyen ngir ñu mën a gunge yooyu mesure su ko defee mbas mi dellu ginnaaw. dëgg la Chérif xam nga yàgg na ñu naan fagaru moo gën faju waaye fagaru dafa am lu ne ci diggante bi mooy fegu nag ay jumtukaay la yoo xam ni yàlla suturaal nañu fii tey dëgg la mbas mi kenn mënu ko faj waaye nee nañu am na loo xam ni ku ko def yàlla mën la ci musal ndax ci yow lañ ma yónni ak jotewu ma ak yow dara am na différence bu mag a mag bu ñu nee fegu mooy mesure barrière yi mooy masque bi nga xam ne moom ngay takk mooy distance bi nga xam ni distance physique et non distance sociale parce que distance sociale bokkul ak distance physique ñu ni da nga fa am diggante boo xam ni war ngeen koo mayante yéen ci seen bopp beneen bi ci des ñu ni nañuy raxas suñuy loxo saabu ordinaire wala ñu am gel hydroalcoolique mu nekk élément yoo xam ne am na solo lool waaye Chérif boo xoolee semaine bii ñu génn OMS organisation mondiale de la santé dafa génne benn concept bu bees boo xam ni kenn ku ci nekk war cee xalaat muy pandémie longue mooy mbas moo xam ni kenn xamagul fu muy yem mbas yàgg na fay am fièvre jaune am na fi mais de manière circonscrite moom ñu mu yóbbu am ñu faju lu mel ni peste jaar na fi 1914 jaar na fi choléra jaar na fi dans les années 1868 waaye yooyu yëpp dafa am benn diir boo xam ne moom la def waaye bu ñu nee pandémie longue kenn dafa xamul fu mu jëm gan goo xam ni xamuloo kañ lay ñibbi nag ni ko président de la république waxoon da ngay xool nan ngay dëkke ak moom dafa am comportement yoo xam ne boo ko jëlee yàlla mën na laa suturaal nga génn ci sa bopp mais li la ciy may daal mooy yar bi moom bokk na ci parce que jeunesse bi ñu yor tey dëgg la am na différence bu mag a mag ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ndax bu njëkk kilifa su masaan a wax yow boo masee dajeek sa maître boo dajeek moom ci mbedd mi mais dafa am nooy def bu ñu ne góor gaa ngoog bu ne jëm si ci kër gi kursam am na noo xam ne moom la ñuy def mais tey da ngay gis ay xale yoo xam ne ba 20 heures ñi ngi ci mbedd am comportement yoo xam ne kenn mënu la ko expliquer ca wolof yi dañoo wax ni koo dégg mu naan li may def kenn mënu koo faj di nga dem ba ni li ma dal kenn mënu koo faj bala ñuy yegg ci lu mel noonu nag ci pandémie bu mel nii changement de comportement xool génn bi yaraat gone yi xool ni ngay waxee xool fan nga teg say tànk am bët boo xam ne da nga koy teg sa njaboot parce que économie dafa dem ba fi ne dafa njatt suñu société yi Faty dafa am benn bis am benn borom kër bu nii depuis 5 ans je n'ai pas vu mes enfants mu ni juróomi at a ngi nii yoo xam ni gisuma sama njaboot mu jaaxal ñëpp ci pourtant wax na dëgg ndax moom nee na mi ngi dëkk fu sori ak fi muy liggéeyee buy xëy xale yaa ngi ci lal bi di nelaw bu wàccee di ñëw guddi na bala moom oto bala moo ñëw gone yi reer nañ ba ñu ngi nelaw modèle de société boobu ñu yor tey yar boobu nga xam ne moo daan am démb yaru maam boobu nga xam ne comportement yi dañ ko daan def ci yow initiation daan ko def ci yow loolu lépp ñu dem ba amatul tey dafa am lu ñuy wax neen dafa am néant bu am modèle de communication bi nga xam ne tey ñi ngi koy def dëgg la baax na mais dañoo dem ba dafa mel ni xam nga loo yab rek dafay dem ba dootoo ko jox gëdd il faut que ñu changer beneen méthode boo xam ni dañ koy axer sur nos valeurs sociétales et socioculturelles am na lu ñuy wax communication par les pairs kenn ku ne xam na ni daanañ toog période bii nawetaan di am rassemblement nee nañ bu mu am dëgg la nañ ci taxaw ba kenn bañ a rassemblé wu mais tey war ngaa mën a def benn spot
soit ci réseaux sociaux yi wala ci télévision yi nga wax ak joueur nawetaan yi nga xam ne ñoo nekk sa koñ wala tey jii mécaniciens yi war nañoo mën a toog tey waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñu siqal métier bi ni leen kat feebar bi nii lay defee donc corporation bu nekk mën a wax ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal xamal leen ni leen wopp ji kat maanaam day faagaagal ca tey amatul laam-laamee parce que ñaari problème la ñu amoon bu yàgg ba léegi mooy le déni mooy maanaam taxaw ni amul tey kenn mënutu ko werante kenn ku ci ne ñàkk nga xarit kenn ku ci ne ñàkk nga koo xam ne ñàkk na keneen koo xam ne yow xam nga ko beneen bi ci des mooy la stigmatisation dindi nañ ko boo xoolee bu njëkk ni daan jël seen nit ci koñ tëj koñ bi sol ay yoo xam ne day mel ni ñooñu nekk ci yooyu tey dañ na wàññiku na lu baree bari donc je crois que nit ñi il faut que ñu am nekk des responsables borom kër yi d'abord parce que ñun suñuy responsable mooy borom kër yi d'abord mooy kilifa diine yi dégg nga jàngu bi li ñu wax nee nañu ba léegi dañoo tëj barabu jàng yi église yi maanaam yooyu bokk na ci yi nga xam ne tey jii mën na artu li nga xam ni moo fi nekk professeur ci mesure barrière yi ñuy digal borom xam-xam yu bari dañoo jàpp ne lu ci ëpp dafa dëppoo ak suñuy coutume ñuy faral di def nuyulante bi saafonte beeg dëj yi levée du corps yi loolu rek mu war ñu andil benn réadaptation de comportement boo xam ne foofu ñu imposer ko suñu bopp. jërëjëf Diaw xam nga loolu bokk na ci li nga xam ne bi ñuy xalaat ni Covid bi nan la ñuy def ba jëlee ko fi dëgg la dañ ni. bu ñu woo docteur yi rek waaye nañu woo ñi nga xam ne dañuy jàngat société mooy li nga wax sànq. nañu woo ay sociologue nañu woo ay anthropologue nañu woo ñoo xam ni seen xel ak ay traditionnistes yoo xam ne xam nañu société sénégalaise nan lay tëddee xam nañ nan lay demee Diaw nuyoo bokkuloon ci suñu société ñun. joxe loxo dañ joxe loxo daawuñu ko def. joxe loxo boo xoolee suñu sociétés yi dans les sociétés traditionnelles même jigéen du joxe loxo. day taxaw fee daal di sukk. même boo demoon ci sociétés yi dans l'Amérique précolombienne définie par Jean Soustelle les Indiens ne serraient pas la main daawuñu joxe loxo dañuy sukk. même Europe avant le XVIIe siècle daawuñu joxe loxo dañ daan def génuflexion génuflexion lañ daan def bii la carte du tendre tàllal loxo ñu jox la ko mi ngi commencé juste après le XVIIe siècle ñu commencé di nuyoo mais suñu société bii nga xam ne moom lañ nekk boobu même bi l'islam ñëwee asalaamaaleykum la ñuy wax waaw mais professeur dogguma la sax loolu ba tey boo demee ci biir réew mi da nga koy gis fu ci mel ni Kajoor boo fa demee wala nga dem Bawal jigéen ñi bu ñuy nuyu gan duñu agsi bu ñu la jibee rek dañuy sukk seen ay bët oom ci suuf sukk seen bëti woom ci suuf bu ñu paree dañuy jóg dem àggale seeni soxla buñ lay may ndox dañuy tukk suuf duñ la xool mais loxoog loxo duñ ko def daawuñu ko def donc dem nañ ba nga xam ni tey nekkul loo xam ni force la parce que am nañu ay moyens yoo xam ne tey ji mën ngaa nuyoo ci doo joxe loxo boo demee ci yeneen réew yi dëgg la bokk ñoo ñoom mais am na ñoo xam ne dañuy wàcc seen bopp yëkkatiwaat ko nuyoo la ak yeneen forme nuyoo yoo xam ne forme de communication la moo tax li nga wax sànq am solo nañ ko yaatal dugal ci sociologue yi ak anthropologue yi nga xam ne ñoo xam société sénégalaise ak ñi nga xam ne ñooy les traditionnistes ñu xam yan moyens la ñu war a jël parce que tey communication il faut ñu changer quoi très bien mu ngi noonu professeur Lamane Mbaye waxtaan wi am na solo 7h39 moo jot nee naa leen saa yu accès 10 minutes yi day mel ni melax ci ñun ñu lay sant bu baax di la gërëm ci teewaay bi ngay teew altine samedi passé moom ñoom Pape Sy ak ñoom Mbaye Dieye waaw seen wëndeelu bi am na solo trop professeur Lamane Mbaye defaat taxaw seetlu ci liggéey bu am solo boobu ngay def ñu lay jaajëfal encore une fois ci sa contribution ak sa collaboration dañuy dem rajo Futur Média rendez-vous 8h ñu laal suñu ñaareelu